Midi Culture. Journaliste bile di Adama Gaye gannaaw retour de parquet bi mu amal ni kii démb tey la nar a janloowaat kon àttekat bi ñu bëri jàpp ni kaso la jëm fekk booba kon Guy Marius Sagna moom door nañ ko mandat dépôt caat bokk ci Y'en a marre ak aar li ñu bokk ne kon dañ leen a war a bàyyi ndax am na ñu farek nguur gi te it yëkkati woon nañ kàddu yu leen mën a yóbbu kaso te kenn defut mbir mu ni mel. Binta Camara ay weer gannaaw bi nu ko faatee ca Tambacounda tey jii kon la police nar a ànd ak juge ba procureur ak partie civile demaat fa njombe la xewoon ngir def constitution des faits reportage bi tey tabaski gi jege si lañ ko daal di jagleele ca marché Petersen moom client yi li ñu wax moo di kon xaalis moo amul ku wax tabasket sa xel dem ci sa xel kon dem ci xar taxit kon ñu daal di defub gëstu ci yan xar la ñu war a tabaskee li mbokk yekk leneen mun ci noppee den ci boole nee ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon Mati Diop mi président Macky Sall takkal raayep chevalier dans l'ordre national du Lion hommage bi ñuy waajal kon Doudou Ndiaye Coumba Rose di ngeen dégg kàddu yi kenn ci ay doomam di Mokh Coumba Ndiaye Rose ak waxtaane itam kii defar marque bile di la Françoise di Marie Mbaye nataalu Moussa Sène Absa gan gi ak li ci yéene kaay ñu xëyandoo mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante Daouda Gueye moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ciy feggoo Kati Ndiaye ñu am ci mbégte contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mbokku auditeurs yi ak internet yu ñu suivre. mi ngi noonu kon nañ leen ko xëcc boobu ba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi ak kon Adama Gaye ak Guy Marius Sagna mi nga xam jamono ji ñu ngi am lante ak yoon. ba tax na rek kii di Thiat bu Y'en a marre yëkkati na ci ay kàddu di xamle ni mbir mi ni mel rek arrestation arbitraire la bu nu sukkandikoo ci ay kàddoom mi nga xamle ni partisan au pouvoir yi nag yëkkati woon nañu fay ay kàddu yu gën a ñaaw li nga xamante ne loolee la Guy Marius Sagna wax ak kii di Adama Gaye ba tax na fi mu nekk nii moom nag li mu bëgg nag moom moo ñu daal di leen bàyyi nii ndax ñooñee kenn tegu leen woon loxo nañu teewlu ki nga xamante ne moom moo di Thiat ci micro wu RFM. sur le cas Adama Gaye avocat yi wax nañ ko dossier bi wax nañ la ca nekk donc dafa régresser suñu démocratie en quelque sorte parce que on empêche aux Sénégalais exprimer wu ci seen ay xalaat ci ni ñu xalaatee te loolu dafa wone ni démocratie sénégalaise bi delloo ginnaaw bu baax a baax ci at yi ñu gis surtout que am na ñu féetee ci wàllu nguur gi ñoo xam ne ñi ngi def naka sudul noonu def la leen neex bu ñu fàttaliwul dara ci jamonoy élection yi am na ay mag dignitaire ci biir parti ak coalition Benno Bokk Yaakaar xaw saaga fi ay candidat ñëpp dégg ko mujjul fenn Yakham Mbaye avoué na ne moom moo saaga Guy Marius Sagna posté ko ca lendemain bi lañu jël jàpp Guy Marius Sagna bu ñu fàttewul dara am na ndaw su fi soogoon ci internet bi sol yére Macky Sall taxaw saaga sénégalais yëpp dossier mujjul fenn Macky Sall jël na it ku mel ne Souleymane Jules Diop toftal ko ci wétam te kooku saaga na Sénégal wax na fi lu nekk ci ñëpp ba ci moom wax na fi sax ci kilifa diine yi donc day mel ne rek justice bi daf fi nekk pour ku ma am ndey di rëkk ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ku ma amul ndey. mu nekkoon kàddu yi Thiat bu Y'en a marre bokk tamit ci plateforme aar li ñu bokk ñu des ba tey ci wàllum yoon ak mbirum Binta Camara. kii di procureur bi juge beeg expert de la police ak partie civile dinañ daal di def li nga xamante ne rek moom moo di transport sur les lieux du crime ngir rek daal di def ab reconstitution des faits ci fàttali rek Binta Camara nag moom dañu ko daal di faat ci weerub mai ki def li ni mel rek moom moo di dëkkandoom di Alioune Badara Fall foofu la ca Tambacounda nanu teewlu Oumar Hakim mu bokk ci jéye yi gën a marqué sénégalais yi ci at bi mu xewee woon ca quartier Sara Gilel Binta Camara ñu faatoon ko ci anam bu metti lool loolee xewee woon ci biir këram ba muy am gardien ba dafa génnoon ba mu ñëwaatee la fekk ñu faat Binta Camara enquêteurs yi ci constat yi njëkk xamle ne viol dafa am gannaaw loolee la ñu arrêté gardien bi yóbbu garde à vue mu def fa ab dur géolocalisation bu police bi taxawal moo tax ba enquête bi am tournure bu bees Alioune Badara Fall jege woon lool famille Binta Camara nekk ki mujjee jokkoo ak Binta Camara ci téléphone ay analyse yu police bi amal wane ne Alioune Badara Fall moom moo amal jéye ji gannaaw enquête bu metti te yàgg moom ci boppam mu dëggal loolee tey nag police partie civile procureur ak juge naka delluwaat ci bërëb ba jéye ji amee woon ngir amal reconstitution des faits naam sax loolee mënul indi ay tontu yu gaaw ci enquête waaye dina may enquêteurs yi ñu am yeneen piste ngir mën a leeral ñaawteef bi ñu teg ci kaw Binta Camara. Oumou Hakim ca Tambacounda kon ak la ko wër midi moo fa jot ba tegal juróomi simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. ñu daal di kon waxtaanee tabaski gi jub si ak wàccaay yi. ba tax na rek marché Petersen bu Dakar nemmeeku gu ñu fa nit ñu bëri ñi nga xamante ne rek ñooñee ñoom ñooy jaay foofule ñu ngi daal di xam leen ne client yi nag bëreeguñu waaye it client yi daal di nañu xamal ki nga xamante ne moom moo di Fatou Sow ne ñàkkum xaalis a tax demaguñu ca marché ba.
baaful ci place tama ak i tàccu moom la jaaykat ya nekk ca marché Petersen di woowee seeni client tabaski bi doon lu ñuy waajal bu baax kenn ci ñoom ñu fekk ko mu toog ci place am di ñu xamal ni bagage yu bees lañu wàccee lépp ci fête bi. nam wàcce nañ ay bagage waaye xen client yi doon nañ lu néew lool ci marché bi Rama di ab jaaykat di ko xamle. instant dafa dëgër de ñu koy préparé moom jënd nañ bagage mais gis ñu xaalis xam naa nag tamit li weer bi deewagul moo tax mais ñu ngi koy pare moom bu baax a baax non client yi moom ñëwaguñ moom jënd nañ bagage bi lépp ay modèles yu bees la mais client yi moom gisaguñ leen xaw ma nag xaalis moo amagul xaw ma ren événement moo narul neex. moom mi le di ab client di ñu xamal ni ndànk-ndànk rek lay jënd ba lépp di yemb ndax jamono neexul. mën na bañ a seer sa waaye xaalis moo amul xam nga rek jamono neexut yaa ma gën a xam daal. jaay ak jënd doon lu ñuy xumbal bu baax ci événement bu mag bi ñiy jaay di def seen kéemtalaay kattan ngir seen bagage yépp jeex tàkk laata tabaski bi. Fatou Sow tabaski ku ko wax kon sa xel dem ci xar mu mel ni kon tamit am na xar yoo xam ni kenn waru leen jëfandikoo ci bés bu ni mel. tabaski nag nekk fête bi gën a mag rek ci calendrier musulman ay junni xar nag la ñu daal di war a rey ci bis bi ni mel bu ñenn ñi jëndagum am na ci ñoo xamante ne rek jëndaguñu laaj gi taxaw samp rek mooy ban xeetu xar nag la ñu daal di war a rey ci bile fête kii di imam Talla Soirée bu jumaawu 6 bu Pikine nag mu ngi ñuy indil ay leeral ak Mamadou Sow. at mu ne jullit àdduna bépp di màggal tabaski fii si ndakaaru xar yi tàmbalee fees si bërëb yu bëri diwaan yu ute laadum bali pël-pël ak it yeneen sénégalais yu bëri jënd wala di ko waaj waaye melokaan ak it tegtal yi nga xam ne lislaam dénkaane na ko doon laaj bu am solo waral ñu seeti imam Soirée sa Pikine Daaru Xuddoos ngir am si ay leeral. xar mi warul pat nopp bi tamit warul dagg maanaam fekkee ñette xaaj benn xaaj bi dagg wala mu laggi ba lagg yu fës waaye génn gi tamit waroo gàtt war na au moins war na ñëw ba si tànk bi. moom boroom xam-xam bi jot na it di fàttali. xam nga xaru tabaski comme ni ko waxee suñ la rend bi suñ ñu bëri dina utiliser baatu rey waaye rey kenn du ko def yàlla rek moom mooy rey du naan dina rendi ko defee boobu na yàlla mooy moom luñ si gën a sopp sax balaa nga rendi moom mooy nga daas paaka bi ba mu ñëw. imam Talla Soirée xamle na it ngir nga tabaski wéeruwul rek si nga rendi kuy. tabaski moom bu si gën moom mooy kuy du ni bu dee amoo kuy nga am xar ma xam ni mooy tàpp ni soo amul tàpp bi wuute la xar ma xam ni xar mu jigéen mu ne bu dee amoo xar mu jigéen nag amoo tàpp amoo xar mu jigéen si ngay dugg nag si wàllu pëy. laataa ñuy tàggoo moom imam bi jot nañu xamal ni jullit tabaski yemul rek si benn fan maanaam jullit bi am na ba ñetti fan ngir matal wala màggal bés bi di tabaski. Mamadou Sow midi moo jot ba tegal juróom-ñeenti simili ci aéroport international Blaise Diagne. bàkk boobee xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa kat yi auditeur ak internet yu King FM. maa ngi lay fay Kumba Ba ñu tàmbali ko ca RDC ab Ebola gis nañu ko foofule ca est bu RDC mu nekk rek ca dëkk bu ñu naan Goma waaye ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ndaw ñi ñooñee la ñu daal di teg ca kanam. muy ñaareelu kaawu Ebola boo xam ne kon gis nañ ko ca Goma ni nga ko waxee mu nekk gox bu mag nag bu nekk ca bët penku bu République démocratique bu Congo jege loolu frontière bi nga xam ne dox na seen diggante ak réewum Rwanda capitale bu Nord Kivu nga xam ne 2 millions doomi aadama dañ fay yeewoo fukki fan ak juróom-benn ci fan yi ñu génn kon am na fukki fan ak juróom-benn cas bu njëkk ci feebar bi tamit fa lañ ko gisee woon ci gox boobu nga xam ne ci province bu Ituri rek nga xam ne jàngoro ji faat na fa bi mu tàmbaleek léegi junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukki doomu aadama UNICEF nag moom njàqareem nee na mooy xale yi nga xam ne jamono ji épidémie bi mu ngi leen di laal ndax ci 2 junni ak juróom-ñaar téeméeri doomu aadama yu ñu bind ni am nañu jàngoro ji booy xool 25% ya maanaam 25 ci téeméer boo jël ay mineur lañu kon cas bu yees bi nag xam nañ kan la maanaam identifié nañ ko benn waay la boo xam ne ñi di doon dugg ci kër yi muy ay équipe médicaux yoo xam ne dañ leen chargé woon ñuy dem ci gox yi di xool ñi am jàngoro ji sax jotoon nañ koo signalé waaye ca mujjantal ga dafa daw mel ni daal ku ragal ñi nga xam ni ñoom ñooy équipe yi yor wàllu riposte bi.
ca Soudan ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di pourparlers yi négociation yu ñu bëggoon a tàmbali daal dinañu ko mujjee dakkal. li ko waral mooy ay junni doomu aadama lu ci ëpp di ay ndaw ñoom ñoo génn kon wàcc ci gox yi gën a màkk ci dëkk ba talaata démb ngir nag naxarlu répression yi nga xam ne am na fa altine ba sax juróomi doomu aadama ñàkk ci seen bakkan juróom-benn fukk ak ñaar jële ci ay gaañu ci ab marche pacifique boo xam ne ay ndongo di étudiant ñoom ñoo ko doon amal bu ñu sukkandikoo ci bilan bi nga xam ne kon comité bi ëmb médecin yi def na ko ci jamono ji nag kat yi li nga xam ne moo doy waar mooy ay image ay photo ki vidéo yoo xam ne ci événement yi amoon altine la foofee ca El Obeid nga xam ne jamono ji ñu ngi koy teg daal ci réseaux sociaux yi muy image yoo xam ne yu metti la autorité yi nekk ca réewu Soudan nag ñoom nee nañu école yi nekk ca dëkk ba yëpp dañ leen a tëj ci alarba tey ji waaye waxaguñu kañ nañ leen di ibbi nee nañ daal li ko waral mooy juróomi lycéens yi nga xam ne faat nañ leen altine. ca Tunisie daal dinañu confirmer datu 15 septembre ngir amal présidentielle. instance bi yor wàllu élection ca réew ma moom moo ko dëggal kon nee na fukki fan ak juróom ci weeru septembre kon élection yi ñeel wàllu palum njiitu réew dinañ ko amal muy ay élection anticipée nag yoo xam ne dañ koo jegesil dogal bi ñu ngi ko jëloon ci jamono ji nga xam ne Béji Essebsi di seen njiitu réew génn na àdduna kon calendrier électoral ba nag ni mu tëddee moom mooy képp koo xam ne nam nga doon candidat may nañ la diggante ñaari fan jàpp juróom-ñeenti fan ci weeru août bi ñu dëkkmal ngir nga déposer sa candidature bu ko weesoo yetti campagne électorale ba ñu ngi ko jàpp ñaari fan jëm fukki fan ak ñett ci weeru septembre te résultat yu njëkk di préliminaire yi nga xam ne ñeel na bi la élection fas yéene nañ koo fësal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2019 ba tey. ñu jeexalee ca Afghanistan lu ëpp rek fanweeri doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan ci ab attentat. ab explosion la boo xam ne mu ngi am démb kon fanweeri fan ci weeru juillet atum 2019 bi ca bët Saloum bi nga xam ne mooy bu Afghanistan ab autobus nag moom moo daal di jaar ci kaw benn bomb rey faat fa kon fanweer ak juróomi doomu aadama lu ci ëpp di ay jigéen ak i xale waaye nag attentat ba ki ñu ko jiiñ ñoom autorité yu Afghanistan mooy taliban ya ndax nee nañu bilan bi sax mën na weesu foofu bu ñu sukkandikoo ci porte parole présidence ba moom nee na bilan ba daal ñoom li ñu lim ëpp na loolu waaye nag ki nga xam ne moo yor kàddu taliban yi moom it dafa weddi ba set li nga xam ne moom mooy responsabilité yu ñu teg seen kaw nee na nag ba sax mu ngi sàkku ñu daal di ci ubbi ab l'enquête kon kat yi tey fii la ñu yem ci xibaar yi ñeel bitim réew. jaajëf Kumba ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. gannaaw xibaaru biti réew yi xibaaru tàggat yaram mi Papa Ma Jaxate Sarr lañ ci àndal maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou di nuyu Kati Ndiaye ak ñëpp ñu ñuy teewlu. maa ngi lay fay Papa Ma Jaxate Sarr ñu tàmbali koog Afrobasket 2019 gaynde yu jigéen ñi nag jamono ji daal dinañu yokk seen rythme jëm ci wàllum entraînement yi ndax fukki fan rek moo leen dese laata compétition bi di tàmbali. noonee la demee Kati Ndiaye ñaari séance d'entraînement la ñuy amal bés bu nekk ca stadium Marius Ndiaye ak ca Dakar Arena mi nga xam ne fa la ñuy amalee compétition yi ñoom fukk ak juróomi gaynde yu jigéen ñi jamono ji ñoom ñoo nga ca tàggatu ji kenn ca ñoom doon ca ko bees sax di Léna Niang moom ma nga nekk ca États-Unis di ab ailière moom daal nee na lépp lu ci war dina ko def ngir rek mën a bokk ci ñi ñuy tànn ngir ñu teewal Sénégal ci gile compétition ñu teewloo ay kàddoom. Intégration ci équipe bi ça s'est bien passé ñëpp ñu ngi ñuy accueillir mag yi ak yooyu du ñu jox seen expérience du ñu jot a dund ci Coupe d'Afrique ak Coupe du Monde so ça se passe bien depuis xale ba tey ñu ngi koy xaar so lu yàgg la ci début bi da ngay tiit tuuti like première fois la xale ñëw ak ci mag yi yooyu mais en ce moment ça va depuis premier entraînement yi après léegi day ñëw comme you know équipe bi ça va amen pour le moment ñun ñu ngi ci début bi war a intégré aussi attaque yi défendre nekk en groupe so process bi comme que en ce moment 15 lañ day métti tuuti balaa ñu am 12 yi mais ça va en ce moment jouer Sénégal fierté la depuis xale ba tey loolu la ñuy rêvé so bu ñu eggsee fii fierté bu mag la so yàkkamti nañ ba sol may représenté pays bi JA la commencé après ma dem Flying Star so Ibrahima Ndiaye moom mu ñëw États-Unis après États-Unis ma def high school 3 years dama dem college après ma dem University Temple 3 ans so benn année moom ma dese après ñu dem pro inchallah si bi ma nekkee foofu chaque année ñoo ngi suivre équipe nationale xamoon naa joueurs yu bëri xamoon naa Yacine from GIA xamoon naa ñoom Jojo parce que depuis xale maa ngi leen di seetaan so ay fans lañ
mu nga ko leen ñan di kenn ci gaynde yu jigéen yi di tàggatu jamono ji fàttali rek ne laata compétition bi gaynde yu jigéen yi daañu amal ay bés bi ñu jëm samedi ak dimanche ab tournoi bu nu duppee tournoi de Dakar jëm rek ci ab tournoi xarito boo xam ne gaynde yi dana leen permettre ñu waajal seen bopp bokk na ca compétition boobule Côte d'Ivoire ak Tunisie. mondial masculin 2019 de basketball ki di Moustapha Gueye nag moom moo nar a coach ñii di gaynde yu góor. noonee lañu ko xamle ñoom waa fédération sénégalaise bu basketball ci ab bataaxal bu nu fësal ni ki démb ñu xamle ne it li tax ñu tànn bi leen dogal mooy mujjeewuñu déggoo ak Abdourahmane Ndiaye Adidas mi yoroon équipe bi ci contrat bi nga xam ne waroon nañu ko xaatim ak moom ba tax ñu tànn kii di Moustapha Gueye waaye nag bu nu sukkandikoo ci journaliste sportif bi di Bamba Kassé fédération dafa war a indi ay yeneen leeral ci askanu Sénégal lan moo waral gilee coppite ba noppi it daal di taxaw temm ci compétition yi nekk ci seen kanam ñu teewlu Bamba Kassé. su ñu ne woon moom la ñu jàpp ne mooy coach ba tey ñu jël ko changé il n'avait pas aussi même tamit commencé gu woon donc problème bi nekkul foofu problème bi mooy ndax jàpp nañu réew bu normal bu koy Sénégal war a dem ci monde est-ce que jàpp nañ c'est ça le problème est-ce que war nañ toog ba jamono ji ñuy am ay jiixi jaaxa ci pour entraîneur bu war a yóbbu équipe est-ce que waruñu woon a am entraîné depuis au moins 2 mois su ngeen ci doon rek mu mën a teg li muy teg wax ak ñu war a waxal wax ak ñu war a waxal ñu jënd assurance joueurs yi nga xamante dañu war a dem jonante boobu loolu mooy wàcc pour moi et à ce niveau-là je ne sais pas lan moo xew donc fédération waaye xaw na doy waar donc maintenant nag comme na décision bu bees la bu doon jël à part communiqué bi ñu def fédération wax ak jëm détails yi je pense que li gën mooy d'abord fédération wax expliqué lan moo xew lu tax yow bañ a jël Adidas jël Moustapha Gueye Coupe d'Afrique da nga koy préparé ñaari at avant wala 1 an avant le Coupe du monde bi mooy dernière compétition bu mag bi nga xamante ne Sénégal dina ko def avant ñu def Coupe d'Afrique tey suñu dayoo ak suñu tolloo suñu doole ci Coupe d'Afrique la yemul amul Sénégal amul bi nga Coupe du monde defar programme boo xamante ne dinañu may ñu am ay match doy am ay match officiel yu doy bu boobaa nag bu ñu pare ci loolu yëpp ñu war a mën a tànk panaa nga xaar Coupe d'Afrique bi di ñëw mais à l'épreuve des faits loolu mu ngoog ñu fàttali rek ne Moustapha Gueye mi nga xam ne moom la ñu tabb bees ngir mu yore gaynde yu góor yi ci wàllum basketball yoroon na gaynde yu jigéen yi nga xam ne sax ak ñoom jot na gàddu ñaari afro basket à Jeux africains naka noonu it jot na jongante moom Moustapha Gueye ci banc équipe nationale ñaari coupe du monde benn bi ak góor yi la woon ci atum 2006. ba tey rek dañuy desandi ci wàllum basketball waxtaanee basketball African League Dakar nag jamono ji bokk na ci ville haute bu compétition bi. dëkk yooyu fas yéene dalal gi les compétition juróom-benn lañu Caire Casablanca Lagos Luanda ak Tunis wala Monastir naka noonu it Ndakaaru démb lañu ko xamle fii ci Ndakaaru ginnaaw ab cérémonie bu doon am fii ci Ndakaaru te bokkoon nañu ca teewoon président bu NBA di Adam Silver vice président bu NBA Afrique doon it président bu BAL di Gallo Fall directeur bu NBA Afrique Alphonse Bilé ak président bu FIBA Afrique di Aman Niang BAL bi nag di basketball African League juróom-benni réew yi nga xam ne bokk na ci ñiy dalal compétition yi bokk nañu ci naka noonu di juróom-benn yeneen réew yoo xam ne daañu leen xam ginnaaw ay éliminatoire yoo xam ne waa FIBA ñoom ñoo koy organiser di fàttali rek ne compétition bi janvier lay tàmbali final bi fas yéene amee ca Kigali ca Rwanda. ñu jeexalee xibaar tàggat yaram yeeg handball ñii di gaynde yu jigéen yu U20 nag nekk championne d'Afrique fédération bi jox nañ leen seen prime. jox nañ leen seen prime kenn ku nekk ca ñoom naka noonu nit ñi bokk ci staff bi jébal nañu leen 100 000 francs ginnaaw ba nu amee ndam ca Conakry ca Challenge Trophy continental ba fa doon am équipe nationale bi nag démb la leen waa fédération sénégalaise bu handball doon dalal ca salon d'honneur bu stade Iba Mar Diop jëwriñ duñ dénk wàllum tàggat yaram di Matar Ba nag teewu fa woon waaye ki ko fa nekkaloon nee na jëwriñ ji dina leen rek recevoir bu dellusee ci Ndakaaru fàttali rek ne ginnaaw ndam loole ñu am ñoom gaynde yu jigéen yi tax na ba ñu fas yéene bokk ci Coupe d'Afrique U20 bi fas yéene am weeru sattumbar gi ñu jëm ca Niger naka noonu it qualifié nañu ci Challenge Trophy mondial bi Serigne Saliou Kati Ndiaye mbokk yi fii la ñuy yamale xibaaru tàggat yaram. jaajëf Papa Ma Jaxate Sarr xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee wax ci beneen raaya bu Mati Diop am.
ki nga xamante ne rek moom moo di njiital réew mi Macky Sall daal dina leen tabb rang de chevalier dans l'ordre national du Lion loolee rek mu nga am ni ki démb ci ab audience boo xamante ne rek kii di président de la République jagleeloon ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo di cinéastes sénégalais yi ba tax na rek daal dinay profité ci li ni mel ngir waxtaanee lii di création de la cité du cinéma ak it centre national du cinéma sénégalais. dañuy wax ci leneen rawatina kon hommage bi ñuy waajal jëmale ko ci Doudou Ndiaye Coumba Rose. loolee ñu koy def rek ñoom ñoo di ay doomam di waral def événement bi niki fukki fan ak juróom benn ci weeru août bi ñu jëm li ñu bëgg rek moom moo di li nga xamante ne rek moom la fi seen papa bàyyi rek mu bañ a nax saay ki nga xamante ne rek moom moo di initié bile hommage di Mor Coumba Ndiaye Rose nag daal dinay woo état bi ngir rek ñuy honoré ñi nga xamante ni ñooñee ñoom ñooy def lu am solo file ci dëkk bi te bañ a xaar rek ba ñu génn àddina ngir def li ni mel mu ngi ko wax ci micro Papa Ma Jaxate sax. Ndiaye Coumba Rose moom daa bëri loo boo xamante ni ba muy dund ñu ngi ko doon bëggoon bëggoon a tijji benn école benn institution boo xamante ni nit ñi mën nañ faa jàngee lu nekk loolu mesure en tout parce que loolu yaakaar naa idée bi mi ngi ko amoon depuis ba président bi Diouf nekkee fii jàppalu nga ko si woon ni ko waree et que président Abdoulaye Wade pareil ba kër muy génn àdduna boo xoolee tey jii boo seetloo ba jour bi wee seen fay gaañoo interview bi mu mujjee def daf ma ne bu ma kenn rendre hommage bu may hommage positif loolu ba mu koy wax nit ñi ñu ko comprendre mais c'était vis-à-vis de l'état mu ngi wax ni Sénégal souvent boo dund duñ la faale mais boo génnee àdduna lan lay faale souvent damay def question yoo xamante ne pourtant seen maam moo waxoon yéen bëgg leen ko rendre hommage ngeen koy rendre hommage mais c'était pas bi pour ñu bañ ko rendre hommage c'était vis-à-vis ak décès seen fay bi ni mu demee woon ñu xaw ko seetaan tuuti loolu moo waroon wax loolu mais ba mu génnee àdduna président Macky Sall ñëwoon na bu dëj ba ne day jël grand théâtre tuddee ko Doudou Ndiaye Coumba Rose depuis nag y a rien n'est encore fait mais bon ñun duñ ci balaam kenn ñun lu jot rek yomb incha allah tey jii ku si mel ni El Hadj Mansour Mbaye ku mel ni Xaar Mbaye ma jaaga mais ko doon vraiment wax dëgg yàlla ñu leen ñu tuddee ay place seen dund pensé tey jii jël ay rue di ko tuddee ay Dupont wala ay De Gaulle yooyu te ñun ñu am fi ñoo xamante ni wax dëgg yàlla jël nañ turu Sénégal yóbbu ko foo xamante ni sori pense que tey jii loolu war nañ si am jàngat bu baax a baax nit boo koy sargal da nga koy sargal si ba muy dund mais bul bàyyi ba mu dem nga sar pense que ñun culture boobu ñun dañ ko war a changer trop vis-à-vis nos jeunes de culture. mu nekkoon kàddu yi Mor Coumba Ndiaye Rose nekk doom kon ci Doudou Ndiaye Coumba Rose ñu wax kon ci leneen rawatina gëstu bi tey ñu jëmale ko ci Marie Mbaye. moom nag ab styliste la moom moo daal di créer marque bi la di La Françoise donte rek deful ay études jëm ci wàllum stylisme moom nag daal dinay tàmbali ci teel li nga xamante ne rek moom moo di wàllum stylisme ci loolee rek daal dinay waxtaan ak Ndeye Mathilda jëm ci li nga xamante ne moom moo di marque am projet am waaye tamit gis-gis gi mu am jëmale ko ci mode Sénégal jamono ji. ci bésu tey bi ki ñuy découvrir di Marie Mbaye mi nga xamante ne moom moo amal marque bi di La Française mu ñuy xamal ne lu ni mel nag don la ci moom. choix wu créatrice de mode bi ça m'est venu comme ça vraiment parce que dama tàmmoon dessiner ay robe de princesse dinaan genre dama koy ñaw dina am benn jour dinaa ko ñaw et cetera donc ma commencé di dagg samay propre yére di dagg samay yére waa kër ba ma ñëw ba commencé mën a tawal machine voilà noonu la commencé benn passion la rek ñu ñëw ba mu bu avancé ba nekk métier. jigéen la ndaw la waaye mu fexe ba taxawal entreprise. mais jox nañ leen seen gëdd quoi ba mu mat. donc des fois sax soo nekkee jigéen dañ lay gën a jàppale et cetera en ce qui concerne le métier de stylisme même su fekkee y a des hommes et tout mais mun nañ wax ni que jigéen yi bari nañ fi donc c'est pas difficile pour ñoom ñuy diriger de grandes entreprises donc ñu ngi koy gérer. mbébétam nag mooy marque bi de La Française wër fépp ci àddina. waaw on peut dire que c'est national hein, pour l'instant même si des fois damay def ay ventes vite fait mais bon c'est pas énorme pour que je puisse dire c'est international. Marie Mbaye ne bu sañoon Sénégalais yi di gën di consommer local. Stylisme Sénégal c'est un peu mitigé même si instant bi ni mi ngi xaw a évoluer gars yi ñu ngi si gën a penché wu si consommer local bi mais des na quoi parce que Sénégalais amul habitude jënd des habits de créateurs de mode et cetera dañuy jàpp ne yëfu dof la quoi. mu nekkoon Ndeye Mathilda kon gëstu bi jàmmale woon ko ci Marie Mbaye génne kon marque bi la di La Françoise Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di gën a xam lekk Moussa Sène Absa. mu nekk rek auteuru film yu bëri file ci Sénégal moom nag nekkatuñu kenn ku ñuy présenté ci li nga xamante ne rek moom moo di 7e art portrait mais mu ne ñi ngi moo ñu ko defal. Je m'appelle Moussa Sène Absa. Je suis né en 1958 à Dakar, dans ma proche banlieue qui s'appelle Tableau Ferraille,
qu'on appelle Yara ou Anne. Je suis cinéaste, je fais des films. Mon premier film, je l'ai fait en 87. film boobu mu dippee le prix du mensonge lañ ko joxe raayam gu njëkk ca atum 1988 ca journée cinématographique bu Carthage mu doon ku ñu ràññee ci wàllum 7e art Moussa Sène bëri na ay film yamu réalisé te yi ca gën a siiw Tableau Ferraille bokk na ci wante itam film bi di Madame Brouette desu ci gannaaw ndax bile film réalisateur bu mag bi mi ngi ciy delloo njukkal ñi di jigéen ñi ndax seeni njàmbaar. Je vais ouvrir une gargote. Surtout pour ma fille, qu'elle ait une vie moins pénible que la mienne. bu ñu nee Moussa Sène Absa xel dina dem ci série bu mag boobee di góorgóorlu amoon succès lool mu àndoon ci ak Baye Ili ak Sën Sène doon benn couple bu daan taaba ngir dundal seeni njaboot. waa nijaay yow lu la tere woon toog te fa nga nekkoon di góorgóorlu. man fa ma nekkoon góorgóorlu laa fa nekkoon ni kii fii rek ni ma daan def fii rek laa fa doon def. ma ne kon de boo yëboo gën a góorgóorlu ndax ndakaaru gii li nga fi bàyyi woon lu ci ne ñaar la fi ñu toll ba ci kilo ceeb bi ñuy lekk téeméeri dërëm nañu ko jaayee. téeméeri dërëm. lu mooy cinéma Moussa Sène doon na ku ñu ràññee itam ci peinture am na sax galerie ca këram nga nekk Popenguine ay tabloom sax dinañ koy faral di exposer fi ci Sénégal Europe ak États-Unis di ko jaajëfal bu baax a baax Maïmouna Gningue Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. ñuy dalal Isidore Gomis. mu nekk président de l'association culturelle Lamis Open ñoom nag ci bile festivalu 72 heures nag dinañ ko amal foofule ca Cité Avion ak it activités yi nga xamante ne war na fa am nag daal dina koy leeralal ki nga xamante ne moom moo di Papa Madiakhate Sarr. Isidore Gomis maa ngi lay nuyu yow yaay président association culturelle Lamis Open tey yaay sunu gan ci Midi Culture salaamaaleykum. maa ngi lay fay. alors ngeen di organiser festival 72 heures Cité Avion ci mois d'août bi alors ndax mën nañ xam lan moo waral initiative bu festival bi. festival Cité Avion dafa nekk festival bi nga xam ne dañ ko initier actuellement on est à notre 4e édition donc festival bi dafa jóg juste pour rassembler jeunes yi nga xam ne ñu ngi Cité Avion et jeunes yi nga xam ne ñu ngi Wakam voilà autour de l'art et de la culture donc di permettre tamit population locale bi nekk en contact perpétuel donc échanger ci culture ak art. ngeen fas yéene ci def art ak culture lu tax choix ñaari domaines yooyu art ak culture pour def benn festival parce que mënoon ngeen choisir peut-être yeneen domaine. tey jii nii dëkk boo mënti dem day am particularité donc tey jii nii boo gisee Wakam particularité bi c'est la culture c'est l'art Wakam dafa nekk dëkk bi nga xam ne voilà dañu gëm cosaan gëm aada yàgg ci te boo xoolee population bi dafa varier ba de telle sorte que tey jii di nga gis non seulement booy xool base bi culture bi lébu la mais am na joola séeréer mankaañ mandeng tukuleur ñëpp ñu ngi ci biir donc loolu la ñuy essayer valoriser dañuy essayer wane ci festival bi vraiment di wane cohabitation bi nga xam ne moo am entre les ethnies ku nekk indi li nga xam ne moo gën ci sa ethnie ci sa culture wane ko joxe ko mu doon échange bi nga xam ne ñëpp si bénéficier wu parce que tey jii nii pratique yi nga xam ne moom la joolaa bi di def peut-être même bu nekkee benn sax mais wute na ak njaago bi muy def wute na tamit lébu bi muy def. festival bi ndax mën nañ xam lan moo fas yéene nekk ci biir programme bi ci ñetti fan yi. voilà ñetti fan yi programme bi yaatu na donc déjà le vendredi matin bi parce que dañuy def cérémonie de lavage ça veut dire que 15 jours avant dañ defoon benn circoncision donc xale yi la ñuy yóbbu géej ñu sang leen ànd ak kankurang yi voilà ngoon gi à partir de 16 heures dañuy commencer déjà caravane bi dañuy déparé Cité Avion def le tour génn Wakam dem biir dëkk ba voilà dellu si waat Cité Avion loolu tamit ñu ngi koy def avec les différentes ethnies yi nga xam ne ñu ngi foofu donc wolof joola séeréer pël et tout ku nekk da ngay ñëw par groupe ñuy def ay tours di prester avant ñuy commencer veille culturelle bi à 20h dañuy démarrer veille culturelle bi donc veille culturelle bi ñu ngi koy amee ci terrain Cité Avion comme d'habitude donc tamit ethnie yi nañu am occasion ku nekk wane li nga xam ne moom mooy sa cosaan li nga xam ne moom mooy sa aada déjà après le lendemain am nañ mini kermesse don de sang ñu ngi koy defee infirmerie Cité Avion l'après-midi dañuy am un méga concert donc c'est le samedi donc le dimanche da nekk journée boo xam ne 100% sport journée boo xam ne dañuy owaat ethnie yëpp ku nekk indi benn équipe voilà ñu terminer ak sport par la même occasion aussi dañuy profiter di sensibiliser sur les maladies cardiovasculaires avec l'appui
d'une salle de sport. Festival ku koy organiser ak programme bi nga wax yëpp dafay laaj ay moyens financiers ndax foofu également amu leen ci woon difficulté ndax am ngeen soutien bi ngeen soxla woon ngir def ko. comme ni nga waxee rek festival moom première difficulté mooy moyen financier parce que boo amul finance doo mën taxawal yenn yi comme ku mel ni podium wala boo amee am concert ça nécessite des moyens. bu fekkente ne tey jii nii ethnie dañuy participer ça nécessite des moyens donc voilà ñun def nañ lépp li nga xam ne moo ñu war ci côté administration et tout pour ñu mën ñu soutenir donc on attend du côté de la mairie du côté de certains bonne volonté yi nga xam ne war nañu mën a soutenir aussi du côté du ministère. Isidore Gomis ma fàttali yow yaay président association culture Lamis Open di la jaajëfal bu baax tey yaa nekkoon suñu gan ci Midi Culture. voilà maa leen di jaajëfal King FM merci beaucoup te di leen xaar le 2 le 3 le 4 incha allah. ñu koy jaajëfal bu baax moom Papa Madiakhaté Sarr ñu jàll ci di ci yéenekaay ak Serigne Saliou. li ci yéenekaay doole daal doxul jàmm te bés yi góor a koy bay ku ko weddi laajal Adama Gaye Vox Populi ne journaliste bi kay tey jii dina fanaani guddeem gu njëkk ca kaso bu Rëbës ndax nag baye boo moo xam ne ay walisam ak i dëbësam jiitu na ko fa journal bi yokku ci ne retour de parquet la amoon waaye tey jii bu janloo ko doyen des juges ba noppi kaso bu Rëbës la jëm l'observateur ne kàddu yu ñàkki teggin jëm ci président Macky Sall jaarale ko ci Facebook lan koy toppe waaye nag Adama Gaye ca kanamu àttekat yu division des investigations criminelles weddi na lépp ba noppi ne liñ koy tuumal laale wu ca lu toll ni tarfatal ay ni te sax dina porter plainte contre X journal Rue 15 angle corniche bi ne moom Adama Gaye bu fanaanul démb ca kaso bu Rëbës na ko sante gërëme ko ay avocat yi koy layool ndax nag ñoo sàkku ca doyen des juges ñu may ko retour de parquet la Tribune ne article 80 bu code pénal kay dafa mel ni moo yeewowaat te nag boo moywul dinañ ko bàcc ci kaw Adama Gaye ministre de la justice garde des sceaux di jëwriñ ci sàllo wàllum yoon ci biir réewum Sénégal ci yéenekaay des médias bi ne mbirum Adama Gaye bañul kenn ku ko ca joxoñ baaraamu tuuma ndax nag dootul nangu benn yoon kenn ak ku mu mën a doon ngay xotti war may institution yi nekk ci mim réew ki koy jiite di président Macky Sall moom lan wax moom la Adama Gaye doon xotti war maam tax garde des sceaux ne léegi képp ku ko def di nga xam ni bés si góor a koy bay Vox Populi ne dama ni Adama Gaye képp kuy mbokkam ne ko jarul sax muy am xel ñaar ndax nag kaso la jëm tey te dugg na ci làmb joo xam ni xamul fu mu koy bëree mbër mu mag mi ci géew politique bi moo nekk ci xët wu njëkku Le Quotidien yéenekaay muy président Abdoulaye Wade ñu bëri jàpp ni lay dal mbër yu mag yi moo ko dal maanaam bëri woon doole lool mënoon a bëre lool toll ci woowi sët naan leen fii laa daan daane gaañi ak fii laa daan dóore gaañi journal bi ne dafa mel ni foofee la Ousmane Sonko toll ak président Abdoulaye Wade ndax nag lëkkaloo nañ di ŋàññi ak a xaxar ñi demoon doon waxtaan ak président Macky Sall ba noppi di teggi pexe ngir jaamaarloo ak ngóor gi fi nekk tax Le Quotidien yéenekaay xëy bind ci aw xëtam front contre le front dëgg la Aminata Touré nar a def ak ñiy defi ñaawteef di ko teg ci kaw jigéen ñi ubbil la Tribune njiitul conseil économique social et environnemental ne gannaaw juróom-benn téeméer ak ñetti cas de viol di mbirum yàkkataan ak i ñaawteef yi nu def di ko teg ci kaw jigéen ñi moom Aminata Touré nee na dina ca def kemtulaay kartanam ba xeex lu ni mel melokaanu Sandaga ca la yéenekaay bi di L'As Quotidien xëy di wax bi journal bi xëy mel ni kuy def alerte dem ba naan bombe moo fay waaj a exploser L'Observateur ne président Abdoulaye Wade moo ngi tekk plan yoo xam ni boo moywul bu ca noppee dina exploser le président Macky Sall ndax nag gannaaw Ousmane Sonko góor gi dalal na Alioune Tine te nag waxtaan wi yëpp yéenekaay Futurs Médias bi nee na plan anti Macky Sall la tudd moom président Macky Sall Africa Oil and Power moom lan tànn def ko homme de l'année ci secteur pétrole ci déndu Afrique ñu bëri jàpp ni contrat rek moo dox seen diggante te it moo waral ràññeet leegu ni mel Mamadou Faye nekk directeur général Petrosen ne partenariat bi dikkewu leen sax lu ëpp juróom fukki millions ci kopparu CFA Jean-Michel Seck nekkoon fi ci ay jamono directeur général société africaine de raffinage di SAR ne def na ñeen fukki at ci métier mi waaye mësul sax dégg fu ñuy waxtaane bileb structure Lamine Diallo nekk gérant offshore wan ne plateforme bi kenn xamu ko ki ñëpp xam ci mbirum pétrole ak gaz moom la l'enquête yéene kay xëy dinu faram-fàcceel l'enquête bi mu ci def NGA yu ko la tudd ko waxambaane avocat bu xarañ lool ci mbirum pétrole ak gaz waaye nag li mu jëflanteek yoon na la ko yàlla nëbbu l'Amérique di États-Unis lan ko njëkk a tëjee kaso doon ko toppe mbirum soppi xar kanam di wuyoo weneen turu gannaaw ba ca réewum Gana lan ko tuumaale lewal ak seetal xaalis bu baaxul enquête yéene kay ci l'enquête bi mu ci def ne li ci gën a doy waar moo di NGA yu ko wuyoo na ñetti tur yu benn bokkul ak moroomam journal bi ne gannaaw Frank Timis kuy seet njublang ba
agsi ci waa ji jàppal ñaar ñi doon jàppante ni ki dimanche bii nu weesu ca stade Léopold Sédar Senghor Vox Populi nee na muy Modou Lo di Eumeu Sène CNG dagg na leen 1 million bu toll juróomi téeméer ci xaalisu CFA waaye nag lu ci man di am Modou Lo lan wax ni mooy roi des arènes tax l'observateur xëy samp laaj ci ndombal tànk roi des arènes Serigne Mour Diom ne titre bi daal war nañ koo xoolaat Moustapha Gueye nekkoon fi ci ay jamono Tigre de Fass ne yaawu jaal sax mën naa fa kasalu ba dégg roi des arènes jaare faat dégg daali ba faaw Vox Populi ne ki naru te dégg daali kay mooy doomu Sénégal ba nekk ci réewum Italie xale bi fukki at ak juróom-benn rekk la am doon yakkataar njagamaar bu toll ci fanweeri at ak ñeent te waroon koo fay xaalis gonek Sénégal gi ba mu noppee ca la mu doon def li mu xamal ndaw si moo di amul dara lu mu ko faye taxit ndaw si yóbbu ko ca police ba jamono ji takk der yu réewum Italie tekk nan ko loxo. mu nekkoon li ci yéene kaay yeeg Serigne Salif Seck. mi ngi noonu kon dañuy jeexale jotaay bi kat yi ak wàllu musique. la ñu koy tëjee tey nag woy bi ñu leen jagleel moom moo di waxat si bu xalam génnoon ca